suis Dr Souleymane Soumaré, directeur général de l'Office national de formation professionnelle. Suite au point de presse qui vient d'être tenu par le collectif des attachés en passation de marché, aw bi ay ndaw yoo xam ni Office national de formation professionnelle daf leen a formé woon tàggat leen pour ñu mën a liggéey ci wàll bi nga xam ni moo jëm ci wàllu passation des marchés. loolu nag bi ko office di def dafa am directive numéro 5 boo xam ni UEMOA moom moo ko joxe waxoon ni état membre yi nañu jéem a créer lu ñuy wax ay postes intermédiaires maanaam ay postes yu diggu doomu pour que liggéey bi jëm ci wàllu passation des marchés ñu mën ko woyofal mën ko yombal. ci biir loolu ak ci biir ay mission yi nga xam ni mooy mission wu Office national de formation professionnelle maanaam accompagner gouvernement bi pour mettre en œuvre li nga xam ni moom mooy qualification. ñu jàpp ni bu ñu tàggatee ndaw yooyu dinañ leen jox qualification waaye itam dinañu fexe ba ñiy liggéey ci wàllu passation des marchés ñu mën a am une main-d'œuvre qualifiée. ci tàmbali bi depuis 2015 la ñu tëgg formation boobu bi ñu ko tëggee nag ñu ngi ko valider ak convention collective bu branche professionnelle bi nga xam ne moo nekk ci wàllu commerce. titre boobu nag nga xam ni moom la ñu jox ndaw ñi ñu placer leen ci 8e catégorie de la convention collective du commerce. que ni ndaw yi am nañu formation bu mucc ayib formation boo xam ni jox na leen ay compétences pour ñu mën a liggéey ci wàllu passation des marchés. fukki fan ak ñett ci weeru avril laa jot benn demande ñu waxoon dañu bëgg a waxtaan ak ñun waa ONFP suma ay équipe recevoir leen waxtaan ak ñoom xamal leen ni li ñuy laaj seen droit la liggéey ku nekk am nga sañ-sañ ut ko am nga sañ-sañ tam wax pour ñu déglu la ci. biñ leen dégloo ba pare xamal leen ni mission ONFP dafa am fu mu tàmbalee dafa am fu mu yem am ñeneen ñoo xam ni ñoom ñooy jël formation la ñu waroon def qualifier leen jox leen titre de qualification. loolu moo tax yemuñu ak ñoom foofu ñu ne leen dam leen ngeen waxtaan ak direction de l'emploi ñun suñu bopp ñoo woote waa direction de l'emploi te am naa firnde ni direction de l'emploi recevoir na ndaw ñi waxtaan na ak ñoom teg na leen ci yoon yi nga xam ni fa la ñu war a jaar ba mën a am liggéey. bi ñu xëyee nag tey walla depuis démb la ñu dégg ni ndaw ñi ñu ngi def point de presse seen droit la ndax nit ki xëy na boo jaaxlee war nga yuuxu pour ñu dégg la loolu mooy li ñu def tey waaye di wax rekk ni ñun ñi nga xam ni ñoo yore wàllum formation yore wàllum insertion ak emploi déglu nañ ndaw ñi bu yàgg biñ ko laajee lañ leen recevoir aussitôt waxtaan ak ñoom teg leen ci yoon xëy na nag yàkkamti mën na am ci conjoncture bi ñu nekk muy nekk loo xam ne aussi lu ñu leen di nangul la di wax rekk ni ci tuuru monsieur le ministre de l'emploi de la formation professionnelle de l'insertion et de l'apprentissage sunu ay buntu ibbeeku na bu ma paree waxtaan ak yéen war naa leen dalalaat ñoom ndaw ñi suñu leen dalalee ba pare dinañu fexe ba ñu toogaat ak waa direction de l'insertion ak direction de l'emploi pour ñu mun a waxtaan ba xool nan lañ leen di mën a jàppale ci li nga xam ni bëgg nañ ko ndax tàggat bi ñu leen tàggat ñépp a leen soxla bépp direction muy public muy privé collectivité locale itam soxla nañ leen parce que amul benn jënd ak jaay booy def te doo ko jaarale ci marché public. kon boog ñoom ñi nga xam ne dañ leen formé tàggat leen ñu nekk ay attachés en passation de marché bokk ci 8e catégorie de la convention collective branche bu nga xam ne moom mooy wàllu commerce kon am nañu xarañte bi am nañu xam-xam bi li des rek xëy na mooy ñu daal tuuti ñoom itam
xam ni soxla boo ko waxee diis ko ay nit da nga koy may diir waaye diggante le 23 avril ak tey nga bëgg lépp sotti loolu dina jafe. buntu ONFP ubbeeku na ba léegi pour ñoom buntu ministère itam ubbeeku na pour ñoom te bu soobee yàlla lépp loo xam ni war nañ ko ci dox war nañ ko ci wax dinañ ko taxawee ba nga xam ni ñoom li ñu bëgg mën nañ ko am. duñ nag jël engagement duñ jël benn engagement pour le moment mais li ma xam rek mooy tey ñun au niveau de l'ONFP ñu ngi recruter ay attachés en passation te bi ñuy recruter dañoo dem ci suñu base de données fexe ba ñi nga xam ne ñoom la ñu tàggatoon ñu mën leen a jox ñoom itam seen chance pour ñu def entretien. kon boog ni ko ONFP dafee wóor na ma ni am na ñu bari ñoo xam ne def na ko parce que am nañu firnde ni ndaw ñooñu ñu formé woon ñu bari ci ñoom tey jii am na fu ñu nekk di liggéey ci wàllu passation des marchés. kon boog lii mooy déclaration bi nga xam ni bëggoon nañ ko def ci tuuru ministère de l'emploi, de la formation professionnelle, de l'insertion et de l'apprentissage ak également ci tuuru office national de formation professionnelle bi nga xam ne ci ministère bi la bokk waaye nag ñun ñoo defoon formation yi kon boog ay leeral la yoo xam ne bëggoon nañ ko indi ci li fi am tey.